asalaamaaleykum mbooloo mi fi teew yëpp ñu nuyu ñi fi teew ñëpp ci nekk tur santam di leen gërëm di leen sant ci teewaay bi def tuuti présentation rek maa ngi am ci sama wàllu càmmoñ Mbaye Diagne di coordonnateur Ligue ENCO Ligue Nicolas ENCO moom mu feggoog Abdou Bakhoum di manageru Ama Baldé ci sama wàllu ndajoor ma am A Cissé manageru Modou Lo toftal ci ki nga xamante ne tamit dafay collaborer ak Ligue Nicolas moom mooy le promoteur jamaïcain. bon gars ñu dugg ci waxtaan bi joxaat ñëpp encore asalaamaaleykum li ñu fi dajale tey jii moom mooy li teewoonu sotti ba yàlla sottal ko mu dox ci diggante combat boo xamante ne moom la Sénégal yëpp di xaar muy diggante Modou Lo le roi des arènes ak Ama Baldé ñu koy woowee sël bu ndaw ñaari mbër yooyu nag ku ne xam ne seen combat dimension bi mu am moo tax mu tàggat téeméer ba ndëgëni waaye nag yàlla mooy sottal lépp sottal na ko bisu tey bii ba ñaari ménage yi toog séq ma ku ci ne xaatim na këyit bi wane na combat bi ñu jàppoon le 25 décembre bii ñu war a jëm Ligue Nicolas sàkkoon ñu tuxal ko le 13 mars yàlla dogal na ko muy CNG muy ñaari ménager yi ñaari camp yu mbër yi waxtaan nañu ak Ligue Nicolas bu déggu ak moom ba tax ñu war a ñëw fii tey jii leeral ko askan bi yëpp kon boo ñu jàpp rek ci wax ju njëkk que ni combat Ama Baldé ak Modou Lo mu ngi am incha allah dimanche le 13 mars 2022 fii ci arène nationale nag lañ ko sampagum ginnaaw bu ñu jógee ci loolu mu am le 25 décembre bi ñu jëm bis bi nga xamante ne ci la Ama Baldé ak Modou Lo waroon bëree Ligue Nicolas daf ki taxawal combat Baye Mandione bi dëkk Thiaroye nekk un grand champion ak Xoyantaan roi des arènes bu Gambie nekk aussi un grand champion boobu combat nag moom la ñu bëri fii ci arène nationale bisu combat boobu tamit ci la ñaari mbër yi kii di Ama Baldé kii Modou Lo ñoo def seen jàkkaarloo bu njëkk fii ci arène nationale non seulement Ama Baldé Modou Lo c'est une chose waaye y a un très grand combat tamit boo xamante ne mooy Xoyantaan Baye Mandione réeré woon mbir ne dajewoon nañ ca Gambia Baye Mandione jóge woon Sénégal fekk Xoyantaan Gambia combat ba mujj yàqu ci ay détails ñu war ko seet leeralale fii ci Ndakaaru Njaay loolu day wane ba tey rek Sénégal ak Gambie benn dëkk la kenn mënu ko xar ñaar ñu war ci toftal nag aussi bisu combat boobu le 25 décembre dafa la ñu war a jëkk communiquer parce que moo jiitu li des bariwul 20 jours la wala moins de 20 jours ñaari mbër yi nangul ñu ko ci diir bu gàtt boobu pour war a ñëw bëri ko parce que loolu day wane ne ñaari mbër yi dañoo bokk ci mbër yi nga xamante ne bu leen joxoon avance samedi dimanche ñu koy bëri ji loolu dafa am importance trop ci làmb te loolu dafa raar ñu toftal ci nag juróom-ñeenti combat ak grand combat muy fukki combat Ama Baldé ak Modou Lo war fa daje loolu rek doy na événement ku nekk nag xam na ne am na yu fi amoon ci diggante Ama Baldé ak Modou Lo ak promoteur bi jamono metti woon trop mbas mi dugg fii làmb gi tijji duggaat fi tëj ñu programmé date 25 décembre ci diggante Modou Lo Ama Baldé et mënul nekk promoteur bi bëgg a jël élan ku ne xam na ne organiser làmb dafa metti tu peux pas dépenser des centaines de millions ba pare bu ko tënk ci diir bu gàtt Ligue Nicolas amul benn problème bi mu am rek mooy diggante bi gàtt na octobre ak décembre pour ñaari mbër yi bëri ci mais teewul tamit conscient na ci ne mbër yi tamit am nañ manque à gagner sonn nañ ci combat bi dàq nañ ko dàqati ko mbër yi nekk ci préparation te ku ne xam ne lii préparation mbër Ligue Nicolas nag déggoog ñaari camp yëpp ku ci nekk mu wax ak yow li mu war a wax ak yow ku ci nekk mu def ak yow li mu war a def ak yow ba tey jii ñu mun fi daje pour combat bi nekk le 13 mars di ci gërëm manageru Modou Lo mi des sama ginnaaw di ci gërëm Abdou Bakhoum mi nga xamante ne tamit moo nekk sama càmm ñu yore Ama Baldé le coordonnateur tamit ménagé wul aucun effort dañ na ci lu ne nelawul woon guddi nelawul bëccëg pour mu sotti le président du CNG mi nekk suñu wet aussi jël na ci bâton def ci ay coono pour yu fi mun nekk làmb nag moo bindoo noonu et dinañ gërëm aussi ki nga xamante ne kenn la ci facilitateurs yi ñu koy wax Abdoul Aziz Guèye nekk le mentor de Ama Baldé moom tamit daj na ci ay coono pour yi fi mun nekk ku ne xam ne làmb noonu lay demee toujours am détail mais toujours rek dañ koy mujj arrangé ci ay mbokk tey jii alhamdulilah bi alamin jëmuñu fenn fudul rek le 25 décembre Xoyantaan Baye Mandione le 13 mars Modou Lo
Ama Baldé combat royal di nuyu ñëpp di gërëm ñëpp ubbeeku nañu nag ci ku bëgg a laaj question ñaari ménager yi ak coordonnateur bi ñu ngi lay déglu salaamaaleykum wa rahmatullah. Est-ce que combat yéen a ngi xalaat combat Ama Baldé Modou Lô dina xaj ci arène nationale ak supporter yi muy kii est-ce que loolu yéen a ngi siy xalaat est-ce que ce sera maintenu à 13 mars combat bi fii lay am. waaw en fait d'après contrat yi signé fii au niveau du CNG le 13 mars fii war a am ci arène nationale mais bu ñu amoon fu gën a yaatu arène nationale tamit moo ñu gënal bu ñu amoon stade de l'amitié il faut le dire boo amee soxla da nga koy wax 60 000 places la yaatu na te tamit ñaari mbër yi dañ koy séddoo mais de arène bi nag tamit bu ñu fàttalee dañ ko tabax pour gars yi di fi bëri il faut pas nga am sa kër ba pare dem di wàll yaani parce que booy wax tamit di tranché da ngay tranché ci ñaari camps yoo xamante ne dafay jaadu ok bu ñu ko defee stade de l'amitié ci la nit ñi di gën a féexe ci lay gën a yaatoo ci la 60 000 places lay def fii 20 000 places lay def ou 22 000 places xat na gàtt na ci combat bu ñëpp séntu ne combat tension la li fi jaar démb nag ndegam Papa Sow Siteu moo mën a mel nii ba kenn amoo foo respirer à Samac le combat réel Ama Baldé Modou Lô Ama Baldé suñu ginnaaw à 200 mètres lay jógee pour ñëw ci làmb ji Modou Lô peut-être à 700 800 mètres à voire 1 kilomètre lay jógee pour ñëw ci làmb ji yooyu yëpp tamit lu ñu war a xoolaat la mais nag dañ nekk ci nguur dañ nekk ci république am ministère des sports am président du CNG am ñoo xamante ñoo tënkal làmb lu ci mënti xew rek dinañ koy waxtaane seet lii gën a dalal xelu amateurs yi lii gën a def jàmm ci làmb lii gën a tax bu subaa bu ñaari mbër yi bëree mën a kottante ku ne mën dem añ sa kër moroom kenn du foxoj kenn du am benn problème loolu la ñuy ñaan yàlla te yaakaar naa ne état bu dee taxaw dafay taxaw ci situation boo xamante ne dafay mettre à l'aise sa population. ñaari question laa doon benn bi avant mu ngi doon demandé pour ñu defal ko revanche. maanaam yokkal ko cachet bi nga xamante ne que moom la ñu waroon fay parce que daal mu ngi am. da ngeen déggoo ci kàddu yi pour yokkal ko ba tax ngeen am accord. mooy sama première question. deuxième question bi ñu ngi def ay rumeur par rapport ak combat yi ñu ko laaj avec la presse en ligne. par rapport ak li mu ci contribué ba jusqu'à présent. mbir fi mu jëm ak yéen li mu nar mooy gën a nekk ci yéen ban collaboration de Luc Nicolaï dañ ko fas yéene am ak la presse en ligne bu ko defee presse bi xam ko te dañuy seen situation. macha allah donc ñu commencé ko ci question bu njëkk bi. relance cachet bi bon en fait ku nekk xam ne ne mbër bu sentir ne dañ ko impacté ou dañ ko tooñ te mu ne ci dëgg day bëgg ko defal rallonge mais rallonge boobu posé wul problème ci diggante ki nga xamante ne mooy promoteur bi ak manager bi waxtaanee nañ ko déggoo nañ ko muy Modou Lô nag parce que bu leen ne Ama Baldé kese de muy Modou Lô muy Ama Baldé ku ci nekk rek fi ñu ko mën a tënkee rek mooy waxtaan nañu ba déggoo ci ay kàddu ngor. kay dafa nañ leen rallonge mais nag di publicité rallonge bi ñu def du mën a nekk waaye daal dafa nañ leen rallonge bokk na gis ci sa bopp muy promoteur bi ak muy ñaari mbër yi. la presse en ligne bon déjà yéen a fi nekk les premières heures li dafa sàkkoon presse en ligne bi yëpp rajo yeeg télévision yeeg presse écrite bi yëpp ñëw assister lii ñu xam ne nekk na léegi nag mu des nag beneen liggéey ci ginnaaw beneen liggéey bi nag moom mooy yéen seen taxawaay lan la ci combat bi nan ngeen war a taxawee ba Luc Nicolaï réussir événement bi parce que yéen tamit dafa compter ci yéen pour réussir événement bi comme yi ngeen compter ci moom pour aussi mën a am ay éléments mën ci liggéey donc dama yaakaar ne rek su jaaree yoon ay protocole am ay signature de contrat am ñi nga xamante ne jekku nañu mën nañu approcher Luc Nicolaï équipe am coordinateur mi ngi nii waxtaan ak moom lu ngeen fa signé d'accord ko rek je pense que Luc Nicolaï dina ko ànd ak yéen su jour ba làmb jotee tamit ngeen ñëw def li nga war a def mais loolu nag dafa des ay weer des ak coordinateur bi pour mu ci expliquer en tout cas ubbi na buntam moom pour liggéey ak presse bi yëpp loolu yaakaar naa dara gënu ko neex kon boog la balle est dans votre camp nan ngeen koy approché ba liggéey ak moom kooku ci yéen lay des. bon gis nañ ni daanaka dinaa làmb yi sax du bëri ñoo ko yàq waaye pratiquement les supporters. Voilà 3 mois ou bien 4 mois ba 5 mois voire 5 mois. Est-ce que vous avez un programme spécifique. pour parler aux supporters d'autant plus que dañuy activé tout le temps que les supporters ñoo yàq làmb yi. Est-ce que du leen changer paradigme. pour parler aux populations ngeen xam benn méthode ngeen di jël au jour le jour que ñu mën a assurer nit ñi donc la
ah macha allah loolu de moo nekk nag li nga xam ne moom la Sénégal yëpp soxla ku nekk xam ne ñun yàlla daf ñu dénk ñu am jeunesse boo xam ne dañu excité et puis bu ñuy supporté mbër dañ ci dem ak seen xol dafa leen sax jëlaat seen bakkan mais nag li ñu ci mën rek mooy sensibiliser leen te ñan ñoo war a njëkk sensibiliser supporters yi mooy mbëri yi bëre seen njariñ nekk ci làmb ku mu nekk Ama Baldé ku mu nekk Modou Lo ku ci ne war nga wax seen supporters xamal leen ne leen lii mooy sama avenir ci laay yor sama njaboot ci laay def sama avenir yéen nag di ngeen maa bëgg kenn gënoon ma leen waaye dañ bëggoon ngeen jàppale ma ci lii communication bu jaaree ci mbër yi rek à travers les supporters rek je pense que ne du am benn problème surtout que nag aussi quand il y a des problèmes à l'intérieur du stade ñu gis ñu saccagé tribune yi di ko damm dafay répercuté ci mbër mi gars yaa ngi koy kaas mais kaas ba bu ñuy kaas la gën ca kaas ba mooy fexe ba kenn du toj ndax li fi nekk patrimoine national la ñëpp ko moom amul kenn ku ci ëppale sa morom même le président de la République ëppale wuñ ci ñëpp ñoo ko moom ñi koy yàq nag tooñkat lañu ñooñu ko yàq dañ bëgguñu teg leen ci yoon parce que caméra yaa ngi fi di caméra de surveillance yaa ngi fi ku ñu gis nga jël sees damm ko ñu identifié la mais jël la teg la ci doxo yoon parce que yoon rek moo ko mën a faj mënoo fekk lu ñëpp moom nga rajaxe ko ba pare dem tëdd sa kër tranquillement tey ñu jàpp la yóbbu la gis ngeen ne xale yi dañ leen di jàpp yóbbu leen ba gri ba duñ fa xaj bu suba gaa ginnaaw suba ga sénégalaisement ñu bàyyi leen ñu dem c'est pas la bonne solution il faut ñu leen teg ci yoon teg leen ci raay alhamdulilah ay mel ne bi ngeen ne nag mbëri yi yàqu ñu làmb ci mbëri dañuy waajal daj ci ay coono ñëw entraîné dugg ci géew pour bëree seetaane jóge ca biti fudul mbër attaqué mbër mbaa supporter attaqué mbër kenn musul gis loolu ci ko àdduna mbër mi moom làmb dafa rëy waaye moom mooy ki ñuy seetaan si attraction bi moom la démb kuy seetaan si làmb rek koo seetaan si woon démb c'était Papa Sow musu ñu ne seetaan ndax li fi xew ñu bañ cee continuer mais daal dañu war a gënaat yéen surtout réseaux sociaux yi war ngeen a gën a góorgóorlu ci di def di am ay émissions yoo xamante ne c'est pour éduquer comme ko yéen gis nañu yéen làmb vraiment mooy ëpp ci li ngeen di def ngeen di sonn ci xale yi ni ngeen di laaj bëri ngeen koy laaj supporters yi ñu ngi sensibiliser pour mu baax jeunesse nag boo ko amee mu excité mun a def dara lu sensibiliser ko wax ak ñoom conscientiser leen ndax ñoom suba ñoo yore réew mi bu ñu ko commencé nii nag continuer ko ba toll na ñun kon làmb day xëy bis rek tëj donc nag sensibilisation bi ñun ñëpp la war sécurité bi nag mi ngi appartenir à l'État ñoo indi ay services d'ordre ñoo indi gendarmerie démb li fi xew démb ci ay takkatar na fi gëj na am ci làmb fii yëpp lañu encadré Pikine nag géej waaye fu mu la jógee rek encadré nañ ko pour bañ jéye am pourtant jéye amul ci bis nag wala bu amee tamit ñuy raas déem ak ñeneen ñi bokkuñu ndax ñëpp yemuñu ni ñëw ci làmb ñi dañuy ñëw pour saboter ñi ñëw pour sàcc ñi ñëw pour agresser mais nag sur 1000 agresseurs bu dee kenn moo ci réussir poñam rek mooy service d'ordre bi def nañ à peu près quand même li ñu war a def ñi ngi woon ci biti ñi ngi woon ci biir ñi ngi woon aux alentours autoroute beeg APH yi fépp ñu ngi fa woon def nañ seen war a góor bu mat sëkk donc dañ ciy jàllale remercier nos forces de l'ordre ñi nga xamante ne ñooy gérer les biens bu citoyens yi ak di def seen sécurité seen maximum ñu ngi koy def boo génnee sax da ngay xool da ngeen di yërëm dañuy taxaw fii ba minuit 1 heure du matin ñu doog a ñibbi donc loolu nag jarul ñu koy guddal mooy ñun ñëpp la war pour ñu taxaw pour loolu yëpp jeex. trouvé ngeen ay accord waaw trouvé nañu accord ndax ku xam Modou Lo xam ne day jàppale promoteur ku xam Modou Lo xam ne day jàppale làmb raison pour laquelle problème yi muy am yëpp luñ ko wax rek mu tombé d'accord ak promoteur bi waaw. mais comme ni ko baaxum di waxee bés bi mënut a yomb ci yéen te nee na mu ngi ñaan le 27 décembre seen premier jàkkaarloo ngeen bañ a daw. li ma leen di wax ci Modou Lo rek ku mës a xam Modou Lo mës ta manqué benn signature mës ta manqué làmb te daan nay dégg sama benn grand njugate maa ngi koy nuyu de passage mu naan Modou Lo takk ngemb bu bëre rek la man te wallaay bu takkee ngemb ñu xam ne Modou Lo takk na ngemb nit ñee namm loolu waaw. baaxum nag nee na bor la bu di dóor ci suuf mu neex ak mu naqari ndax combat bi combat royal te couronne bi ñoom dañ ko soxla. waaw loolu nit yàgg na ko wax mais moom dafa bëgg rek dama ko comprendre sama grand la sama doyen la mais bëgg lay waxee xër mais bu la treize ñu xam ne lépp dëgg la ndax tàkkusaan bu ne nag bu leen fàtte nañ teg palmarès yi ñu teg jaloore yi bu wax day puus bu jëf teewee waaw. te Modou waxoon ngay jëf laa gën a mën ci wax nag. kon lu Modou waxoon da koy confirmer du ñeexum ñebbe benn mbër. loolu yaa ma ko gën a xam bañ na ko ba am na ñoo xam ne da leen wis ñebbe def leen lim leen di def. kon Ama foog ñu wis ko ñebbe. non Ama duñ ko wis ñebbe leneen lañ koy wis. lan ngeen koy def as. du ma ko wax ma ko waxee du am ah sëll bu ndaw ngeen ko seqal. sëll bu ndaw roi des arènes la ko seqal sëll bu ndaw nga wax. te arène nationale ngeen koy bëree biir Pikine. barki Seydina Mohamed bu doon koñam ñu ñëw bëre fa barki Salatul Fatih. te bu ngeen bëree. ñu bëree mu neex
baaxum da nee na bul di dóor ci suuf neex na xare. li mu bëgg la wax wallaay du pousse du passe baaxum day wax rek daa kontaan di wax rek baaxum moom ñëpp xam nañ ne moom day wax rek mais man jëfkat laa te yow xam nga ne man jëfkat laa bu wax ceese xam nañ ne jëfkat laa jëf laa gën a mën a wax laa gën a mën a def ci wax jëfkat laa man missionnaire laa xarañ bi ndeysaan kii moo ko tuddee ci mbappat yi rek dafa teel a wax mais le missionnaire la parce que Seydina Muhammad guddul rëyul yàgg na parce que waaye bu doon démb sax ma defal ko bagage parce que Seydina Muhammad wuccu nuyu nañ la nga bañ rek présenté wu ci internet yi lay seetaan. waaw man maa ngi tudd Abdou Bakhoum nekk ménager de lutte surtout de nekk ménager boo xam ne bii moo yore Ama Baldé ak écurie de Pikine Falaye Baldé ak yeneen i mbër yoo xam ne ku mel ni Malick général bu Malika waaw di ñëw fii nag doon am benn combat boo xam ne bii rek moom la Sénégal doon xaar pour ñu régulariser ko ba mu officiel ba ñëpp xam ko muy entre Ama Baldé ak Modou Lo di Doudou Lo kon ñàpp naa ne ci kàttanu yàlla mën naa dogal incha allah dañ jàkkaarloo fii le 25 décembre le 13 mars dañ jàkkaarloo fii ci arène nationale segg fi bëri at bi soufflé. d'accord ñu gis ni que combat bi waajtaay bi yàgg na loolu lan nga ñu si mën a wax. mooy li ñu ci mën a wax mooy xëy na am na lu bari jaar na fi ndeysaan lu bëree bëri jaar na fi ci wàllu feebar ci wàllu xëy na retard ci wàllu ay nawet ak yooyu yëpp waaye daal jàpp nañ ci kàttanu yàlla ne li taxoon daal mu arrêté combat bi arrêté yàlla dogal ne sama borom jëlee na ko fi dañuy ñaan nag yàlla yóbbu ñu ca bés ba ci kàttanu ñun ñëpp yéen ñëpp ngeen fekke ñun ñëpp ñu fekke jàmm ak salaam ñaari mbër yi am jàmm ak salaam wér ñëw ci làmb ji bëre si ci kàttanu yàlla kontaan ñëpp bëgg yàlla nag man ñi nga xam ne moom mooy borom jaam ñi dañu ñaan bu ci bés ba yàlla ànd ak ñun ci kàttanu yàlla may ñu ci ndam ñun waa Pikine. ñu gis ni que Ama Baldé combat bi ni mu ko jëlee daf ko jël yenu ko trop parce que sax nee na ndam li bu fekkoon ni que buntu àjjana la kon mën na wax ni que loolu dafay leex si moom est-ce que loolu du nekk ay gàllankoor si moom. non liggéey la boo xam ne bii moom mi pare que moom xam na ko da koy wax sax staff bi da lay wax ne man awma ci làmb lu muy traqué lu muy am lu muy xalaat wala lu muy dutee la preuve moom bu ñëwee ci làmb ji bu ñëwee bu sumee ko di nga xam ne kii liggéey na lu war tax mu mën a daan adversaire am bari na adversaire am yoo xam ne dañu ko sumee ci ay comportement am xëy na ci nangam ak nangam waaye ba addu suuflee dala leen duma daan leen ay jàmbaari fakk tëdd yoo xam ne yi kenn ku ne ci xam nañ ne jamono bi mu leen di daan bari na ci mbër yoo xam ne yii lapp-lappe fii ñeemuwuñ leen ku mën naa la cité ku mel ni Malick Niang bi Ama Baldé di bëri ak moom mbër yi bari na dóor 7 cas wala def ci làmb ji mu bëri jeeg moom lijjanti wuñu sax noo xoolal dañe dañoo jàpp ne adversaire la boo xam ne bii moom Modou Lo bu fekkoon ne ñun defu dara ci làmb duñu ko soxla parce que ñu ko jiitu ci làmb nga fi tey ji soo mën a joxoon contre nag Ama Baldé du ma nangu mais Modou Lo day mbër moo xam ne bii li mu def moo ko may boppam waaye ñun tam fi ñu toll nangul na ci ko ba nangoo bëree ñun ñoo ngi koy remercier bu baax a baax tax bu ko neexoon nit bañ ba ndax newoon na sax du bëree ñun waaye xam na ne su bëriwul rek ñun ci làmb ji ñu bari nañu naa jàpp nañ ne moom dafa ragal làmb ji loolu tax xëy na mu nangoo bëree ñun ñoo ngi koy remercier di remercier ak staffam bu baax a baax di ñaan yàlla bu ci biir sa sàmborom ànd ñun daan ko jële bu leer loolu la ñu bëgg ñun bu soobee yàlla. voilà ñu gis ni que aussi démb am na combat bu fi jot a am muy Papa Sow ak Siteu waaye nag combat bu neexoon la woon waaye ñu gis ni que à la dernière minute mu am loo xamante ne xew na si ñu gis ni que tamit Ama Baldé moom Pikine lay jugee te à chaque fois tamit gis nañ ni am na ay combat yu mag yoo xamante ne nii mel nuroo na ak bi amoon démb ci loo xamante ni ci côté Pikine lay jugee lan nga ñu mën a wax si loolu. waaw xam nga di masawu bu baax a baax ñi nga xam ne ñi ñoo ñëw démb ci làmb ji vraiment mën na yendu fi am na foo xam ne ñi añuñu njibbi ci combat boo xam ne bii combat bi yëpp moom loolu lañ doon xaar ndax bëre bi nga xam ne ñoom ñaari mbëri moom lañ doon xaar pour bëre kon yàlla dogal ne fii ñu toll nii actuellement nii vraiment kon xolam seddul xol yi gars yi sedduñu ndax waroon nañoo bëre te bëriwuñu tey fànn bi nga xam ne bii ñoom lañ toll nii ba yegg si fii tey vraiment nekkoon na loo xam ne kenn séntu ko woon ñaari mbër yi waaye nag man loolu lépp mën naa ne xëy na ci mbër yi la waaye ci staff bi waaye dafa bokk na ci ni nga xam ne noonu la ñuy duggee fii ci làmb ji nga xam ne boo duggee fii dafa am A ak B mbër bi njëkk a dugg dañ lay jox A mbër mujj ju jox la B ñaari mbër yi dugg nañu ñaari géwél yi nga xam ne ñoo doon tëgal mbër yi géwélu Siteu moo jëkk a ñëw togg ko toog classe B tombeek Siteu ñëw jëkk a ñëw mbër mi ñu jox ko A bis bi mu ñëwee rek dañu ko waroon jox B moom Siteu ndax ay géwélam ñu nga B mais dañ ko jox A xëy na loolu des na tuuti xam naa ne bokk na ci programme yoo xam ne ñun dinañ ci waxtaan ak CNG parce que ñu ay ménager lañu te ñu nag waa CNG dañuy liggéey am nañ yaakaar ne ci kàttanu yàlla bu ñu waxtaan ak ñoom ci loolu dina am waaye daal jàpp naa ne li am ca làmb jëpp mii na am na yàgg naa am
mais xeex ba gaañante am yàgg naa am ci lamb c'est la deuxième fois lii di am ci lamb ji bul fàtte ne njëkk a jëriñu ak ki nga xam ne ki Alioune Seye numéro 2 lu mel noonu avorté woon lamb ji loolu war nañu ko sóoraale ba yu bandi bañ di amaat daal vraiment. léegi man sama question bu mujj bi mooy violence bi nga xamante ni mu ngi ci làmb ji taxoon na ba làmb ji xawoon na sooxe tuuti ñu dem ñuy am yaakaar ni que làmb ji xëy na dina changer parce que nit ñi dañoo bëgg làmb mais bu ñu gisee ni que saison bi ubbi na combat bu njëkk bi ñu gis ni que violence la am est-ce que tamit tey ji loolu du ragalloo gars yi est-ce que loolu du tax combat làmb gën a ndësaat. waaw xam nga ñun suñu diggante ak Malick Niang bi ñu bëre ak Malick Niang ñun rey nañu suñu benn frère. te bi làmb ji jeexe la ñu dàq leen mu daanu ñu dóor ko bii rek mu dee taxul làmb taxaw fii kenn deewu fi démb action yi Papa Sow def xëy na ba gaañu ci man maa ko yóbbu woon du ma ko bàyyi mu dem foofu ba mu buuree dem dama koy téye ne ko taxawal ndax mën nga faa dem leen fekk na te yow la ñuy xaar làmb ji dafa am lu mu war a def ci sa carrière Siteu moom en personne fa mu taxaw jógu fa waaye normalement ci yoon am na nu mu doon demee rek réaction yi mën naa gaaw a calmer waaye mënu naa indi leneen yàlla dogal na fa mu toog mu toogloo ñu toogloo ko fa mais jàkkaarloo saraxe boo ko bëggee def enceinte bi bu ñaari mbër bëriwuñu wow ñaari mbër yi grand combat bi am na droit chaque fois mu mën a dugg ci biir def ay saraxam jaral ci enceinte bi gën a dem mais nag bu fekkee ne xëy na xuus na dugg na ci li nga xam ne bi mooy géwél yi ñoo jàppante ci ndax ki nga xam ne kii mooy xale ba parcelle bi ni mu tuddi góor a soog jëkk na koo def am na coow ñu àtte leen mu dem dellusiwaat bu dellusiwaatee moom Papa Sow ñaat wuuti leen leneen mën na faa am ba nga xam ne daal bu ma sañoon ñoom ñu rafetoo seen biir te xam ne ñu leen rek la ñaari mbër yi ay doomi ndey lañu combat bi mën nañu koo tëggaat suba di ginnaaw suba combat la boo xam ne bii vraiment mën naa ne ñaari mbër yi bu benn combat amul tax ñaari mbër yi war a jàkkaarloo lamb ji mën naa melaat nii mu meloon ndax ñaari xale yoo xam ne xale yi kenn ku ne boo leen gisee xam ne kenn ku ne liggéey nga comme ñoom ñam ñëpp kenn ku ne ku ci gis xam nga ne liggéey na waaye daal xale yi nañu dellu si waat seen xel te xam ne ñun li ñu am ni vraiment mën nañu ko tirer en Afrique mën nañu ko tirer en Afrique position bi ñu am place bi ñu am ak bâtiment bi ñu tabax nii yaa may dégg Sine waaye dugg ci seen loxo may ñu ko ci kàttanu Yàlla en tant que Sine Sénégal waroon nañoo mën a góorgóorlu ba ñun kenn duñu xeeb ci loolu ndax waa CEDEAO bi ñu fi ñëw barki dem moo njaare da nga gis ne ñoom dañoo bëgg bi ñu duggee ci stade bi kon nag ñun nañ ko sauvegarder ànd ak ñoom doxal ko ci ngor bañ di yàq baaxul daal vraiment